ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci taxaw seetlu goo xam ni mën nañ ne suite logique la njeexital la par rapport ak suñu dernière vidéo ci ni ñu jëlee Sénégal xaar ko ñaar créé ñaari doomi Sénégal yu bokkul ndax au moment où suñuy autorité ñoo ngi casé seeni doom pas wutal leen liggéey dong yam ci ndax ku ne am nga droit par rapport ak say relation wutal sa doom xëy mais ñoom dañu jël seeni doom def leen ay milliardaires pas ci liñ leen di fay ñoom ndax amuñ ko mais ci alalu sàcc bi ñu jëlee ci gafak réew mi. période boobu noonu ñoo ngi sacrifier ay carrière jeunes yoo xam ni ils sont partis de rien juddoo ci famille modeste mais seen jàmbaar ñu ne dañuy ñafe génne seen famille ci situation yi ñu nekk jariñ seen réew borom bi di leen dimbali ñuy ramper di jàng di jóg di daanu ba seen yoon commencé leer yaakaar tàmbali juddu moo xam ci waajur yi mbokk ak xarit yi mais ci benn décret bu bàyyi ko présidence ñu briser seen carrière en une fraction de seconde ca jaaxaan képp waaye ñu yaakaar ni fa la ñuy yem ñu tongal leen ne déedéet duñu leen bàyyi lépp lu ñu mën a def pour écraser leen piétiner la toroxal la réduire la à néant yàq la ba dootoo tekkiti dara ci réew mi dañ ko def. lii la capitaine Seydina Omar Touré nekk di dund waaye bi ci mujj dafa di un cas de trop li nga xam ni dafay firndeel coxor iñaan ak ñàkk xol bi Macky Sall am ci képp koo xam ne néew di doole nga ñi ko tuddee Firawna Sall wallaahi xamuñu yàlla moo leen ko wax loo ndax depuis ba mu faloo képp kuy gor doon bañkat lànk ne bokkoo ci mafia étatique bi doo sàcc boole màndoog a ragal yàlla Macky jéem na laa toroxal ba nga ni tott. mbiru capitaine Touré nag ak liñ ko tegaat bees moo waral tey vidéo bi ndax ku xamul yàggu topp histoire am rawatina jëmmi jamono da ngay foog ni dafa commettre benn crime bu rëy rëy ba tax ñuy acharné wu ci kawam alors que ci tooñ ko luñ dëkk. waaye du moom rek ñu bari ci réew mi depuis 2012 Macky Sall jëm na xotti seen worma ngir humilier leen ci kanamu gor yi ba dootuñ tekkeeti dara. bu ngeen déggee ni xeex Macky Sall ci jaamu yàlla la bokk tey ngeen ci gën a am lu leen leer yàlla mosuñoo jox président bu sadigee nii koo xam ni mbégteem bi gën a rëy mooy gis ñuy toroxal ñoo xam ni bokkuñu ak moom xalaat bokkuñu ak moom jëmukaay Macky Sall bëggul nit ku baax. léegi lan la capitaine Touré def fàttali bi dafay am solo ndax gis nañ ay nit yu ñàkk jom sans vergogne yu ci mel ni Moustapha Diakhaté di ko tuumaal ci li mu deful lu mu fekkeewul ak lu mu yëgul. capitaine Touré bi Adji Sarr porté plainte Ousmane Sonko moo yore woon dossier bi di fàttali ne avant loolu géré na ay tas de dossiers bind ay PV yu dul jeex dirige ay enquêtes yu yéeme yu gën a sensible yoo xam ni ay trafiquants de drogue yu mag ay délinquants internationaux ñoo ci làqu woon mu réussir ko haut la main ba lii ngeen di seen ab bataaxal la bu ko haut commandant de la gendarmerie bind di ko delloo njukkal ngir xarañteefam ak liggéey bu mucc ayib ci biir corps boobilee. maanaam li ñu bëgg a leeral fii mooy du como c'était une valeur sûre de la gendarmerie koo xam ne mënoon naa jariñ Sénégal ci lu bare bari ak bitim réew ndax dem na du benn yoon du ñaari yoon ay mission internationale représenté drapeau Sénégal waaye itam dese woon na ko des dizaines d'années de carrière ndax 1989 la juddu xale bu ndaw. donc bi mu yoree woon dossier Adji Sarr du lu doyoon waar ci ay bëtam ndax affronté na ay cas yu ko gën a garaaw gën koo sensible. la preuve lettre bi ko gendarmerie bindoon doon ko delloo njukkal dafa fekkoon capitaine Touré réussir benn enquête bu yéeme ab ndaw suñ naan José Christian Tillmans bàyyi ko réew Belgique ñëw Sénégal amoon 72 ans ñu ray ko ba noppi suul ko fu kenn xamul ne dafa réer ñaari weer ay mbokkam di ko wër. capitaine Touré bokkoon ci ñi mëne woon investigation yi ba découvrir ne ndaw si réerul dañ ko ray fii lañ ko suul jëkkëram moo newoon ci ginnaaw. donc kaawu Adji Sarr lu ndaw la woon par rapport ak expérience am par rapport ak dossier yu gën a compliqué yi mu jot liggéey ndax benn certificat médical bi ñu ko présenté docteur bi nee na ndaw si waxtu yi mu wax ni lañ ko violé sëyul ak benn góor rax ci dolli ñàkk na ndawam depuis jamonoy maam. donc amul woon dara lu extraordinaire ci dossier bii dossier bu vide la wax dëgg fa yàlla. waaye lan moo xew après capitaine Touré dañ ko bëggoon defloo un sale boulot
comme ni ñu tàmm di ko gisee ci police ak gendarmerie yi maanaam woola ne la jàppal diw nga jàpp ne ràpp tëj te wóor na la ni kii waxul deful. La vérité mooy lii la ñu bëggoon defloo capitaine Touré ci dossier Ousmane Sonko Adji Sarr mu lànk nag daal di bañ ne dafay def liggéeyam comme ni mu waree. gannaaw ba mu xamee ni lii ay tappale kott la teewul dafa woolu borom Sweet Beauté fañ na fale lépp xewee déglu itam borom këram ba fa newoon ngir ñu témoigner ñooñu ne li Adji Sarr di wax yépp dara newu ci dëgg maanaam daal di décharger Ousmane Sonko. bés bii nii ci la maître Dior Diagne di jabaru takku suufu ministre bi ñu dénk bi réew mi Antoine Félix Diome tiim Ndeye Khady Ndiaye di ko tifaaray saaga nday ne ko dinañ la nangam taan ci kaso bi ndax lu tax muy défendre Ousmane Sonko. quelques heures lañ ci teg procureur bi fi newoon mi Bassirou Gueye woo ñoom capitaine Touré nee nañu jàpp Ndeye Khady Ndiaye. cas boobu noonu defoon nañ ci benn vidéo spéciale ak ni ñu monté woon dossier bi. léegi ak situation bii nii ku mu doonoon yow nooy def maanaam nga nekk ci palaasu capitaine Touré naka ngay comporté woo. mu leer la ni ndaw si ñu bëgg a tëj ci ay caaxaan mi ngi door am doom joo xam ne prématuré la dafa judd te waxtu juddam jotul. pédiatre bi koy suivre nee na xale bi tàqalikook nag yaayam mooy dee na ku mu doonoon yow nooy def. ba tey capitaine Touré waxul ni du topp ndigalu supérieur am yi déedéet mais dafa ne li ma yoon may muy suma jàkkaarloo wekku yoon di déglu am naa sañ-sañ ne ko tu as droit à un avocat yoon may na la nga wut ku la taxaw. li coow li di bari lii la capitaine Touré def ne Ndeye Khady Ndiaye am nga droit wut avocat gannaaw situation bii ci lañ ko booleeg maître Bassirou Baldé. parce que dañ leen bëgg expliquer fii gis-gis bi capitaine Touré am ci relation bi war a dox diggante takk der bi ak civil bi contrairement ak ñu bari ci ay naataangoom di gisee wala di comporté woo. te loolu texte yi sax ñoo ko wax moom dafa gëm ni diggante way takk der ak citoyen civil bi du jàpp rek dóor tëj kaso saaga jaand ak ñàkk kessa loolu lu ñu doonee la ci tubaab bi fi newoon daan noot suñuy maam te malheureusement ba ñu am indépendance soppiwuñ ko xeetu comportement yooyu noonu. xam nga ñun suñu population yi même la population une partie de la population pense que un officier de police judiciaire du jàppale un citoyen parce que comme tu es un gendarme tu dois être du côté du gouvernement ou du côté de ceux qui gouvernent. C'est pas ça xam nga cette tradition là fu ñu ko jëlee comme je vous l'ai dit si colonisation bi lañ ko jëlee xam nga en Occident les États ont été mis en place en même temps que ay services de sécurité parce que ñoo ko defal seen bopp pour aar seen population mais ñun boo xoolee c'est la police et la gendarmerie toute l'Afrique ont précédé l'État. En fait c'est le colonisateur qui avait institué. ñu coloniser woon ñoom ñoo ko institué woon pour noot ñu. ñooñu loolu nag dañoo foog ne sénégalais yi. culture boobu la même population ba ngay gis gendarmerie bu demee si dëkk yi wala police gis ñi di daw di yaakaar ne dañuy ñëw pour jàpp leen alors que ça a changé léegi police commissariat boo dem brigade de gendarmerie boo dem boo fa eggee dañ lay informer ne que da nga am droit am avocat. te dañ lay utal avocat parce que ils ont des numéros d'avocats qu'ils appellent mais loolu ça ne t'empêche pas de faire ton travail tu fais ton travail normalement l'avocat il vient il fait son travail donc moi je pense que les gens doivent savoir que un officier de police judiciaire son rôle c'est servir la loi. Servir la loi et le droit et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué le texte. donc lii la capitaine Touré def appliquer li texte yi wax mooy ku am jafe-jafe ak yoon taxaw leen ko. malheureusement nag Sénégal moo xam secteur boo mun a jël du police ak gendarmerie dong dafay am benn système mu jalgati yoon boo xam ne ñëpp ci la ñuy tënku yow nag boo ñëwee te tënkuwoo ci système boobee nga xam ni teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci yoon ñëw di incarner valeur ngëm-ngëm ak li loi wax yow da ngay doon kuy déranger dañ naan da nga ëppal da nga waane mbaa da nga gëm service. loolee moo dal capitaine Touré gannaaw gi nag lañ ko togal. ne ko dootoo amati jàmm biir gendarmerie fu mu dem ñu koy topp dem na sax ba ñemeetul dugg cootoom ngir doxi soxlaam ndax fitna gi ñu koy teg bakkanam nekk ci xottu gerte. mu kalaam ay chefam ay kilifaam du benn yoon du ñaari yoon faalewuñ ko ci la génne woon wax li muy dund gendarmerie ndax bari na ay moromam yu ñuy jaaree woon fi ñu ko bëggoon jaaree moom te tey seeni mbokk ñi leen di wàcceel kaamil at bu yàlla sàkk ndax dëkku wóoyu la ñu nekk ku bokk ci système bi jéem nañu laa éliminer. sorti boobee nag mu defoon nettali li muy dund ne dafay sax démissionné
gannaaw gi lañ ko tëj ci prison militaire yi pendant 45 jours 45 jours yi dem na sax ba 60 jours ñaari weer ñu tëj ko. vidéo bii mooy bés bi muy tàggoog njabootam ngir dem tëddi kaso. Ya kalian ko. Jeep Big respect. Merci. Big respect for this man. Merci. Change story. Allah. Man, Mbao je vais aller faire 45 jours là-bas. gannaaw bi ñu ko téye LG Mbao pendant ñaari weer ba tey kilifay gendarmerie yi waxuñu dàq ko. Macky Sall en tant que rancunier ku xolum ñuul ba raw donju këriñ ki nga xam ni mënul supporter lu tax capitaine Touré lànk bañ a faire le sale boulot bi ko Bassirou Gueye santoon moo bind ab décret le 17 juin 2021 ne radié nañu Seydina Omar Touré ci lu tegul fenn parce que rek bokkul ci mafia bi. gannaaw bi ñu ko dàqee capitaine Touré boole ko gëm yàlla gu mat sëkk saagawul waxul kenn lu ñaaw comme que ba tey ndaw la avenir mi ngi ci kanamam mu ne naa dellu université jàngiwaat mu daal di dellu fac droit ngir terminer master am. samedi 29 janvier 2022 bi weesu mu soutenir mémoire am ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar jégleel ko wàllum relation internationale jokkalante diggante réew yi. di fàttali fii capitaine Touré civil la gannaaw décret bi Macky Sall génnee amatul benn statut militaire moom ak kii mësul def armée ñoo yem léegi ciy droit amatul dara lu koy tënk lépp lu civil mën a def mën na ko def. droit boobu nag moo ko may comme que yàlla du tëj buntu tëj parentère yàlla suturaal ko ba ñu jël ko ci benn école privée bu ñu naan IAM Institut africain de management ngir mu fay jàngale li mu xam ba am ci ay diplôme muy science juridique lépp lu jëm ci wàllum yoon. beneen carrière beneen yaakaar tàmbali juddaat. waaye ba xibaar boobee toqee ci nopp Macky Sall nee naa leen ku ko gën a soxor gën koo iñaan yàlla bind ko. mu sant ay ministre yi mu dénk njàng meeg njàngale mi moo xam mooy secondaire jàpp enseignement supérieur muy Mamadou Talla ak Cheikh Oumar Anne ngir ñu teg pression groupe IAM pour ñu dàq Seydina Omar Touré boobu capitaine xamul li xew. ca njëlbeen ba IAM jéemoon nañu résister daal di bañ waaye comme que boo dee bërëb liggéeyukaay état bu bëggee xeex ak yow ci fisc bi la lay jaar maanaam teg sa kaw ay impôts yu métti envoyé les inspecteurs ne la li nga fayoon daaw ndeke dafa tuuti dañ lay defar redressement lépp pour daaneel la groupe bi tas fii lañ tàmbali woon di jaar IAM maanaam pour dàqlu capitaine Touré Macky Sall pare woon na pour yóbbu chômage mboolem liggéeykat yi nekk IAM yàq avenir étudiants ya fay jàngee kii ku ko gën a soxor gën koo yées est-ce que yàlla sàkk na ko. léegi ci lañ ne comme que benn jëmm moo tax ñu nar a sacrifier dizaine d'emplois sacrifier itam ay étudiants nañu woo capitaine Touré ci njëkk ak teraanga explique ko li xew moom itam ci la amee compréhension daal di bàyyi ñu dàkkal contrat bi mu jàppaat ci yàlla ba leneen ñëw. donc kii mooy Macky Sall ñun gisuñu njiital réew bu ko gën a soxor gën a bëgg fayantoo gën a bëgg toroxal ay doomi aadama ni jëmm ji. ku àndul ak moom ci jëfam yu bon yi mu nekkee yore ko réew mi bu la mënul dugal kaso dina la jéem a yàq ba dootoo jarati dara. Macky Sall du nit ku baax ni jëmm ji mel noonu la tuutee ci baatin Macky tu es un homme petit ponk lum paa bu doy ni yow ñu jox la lépp ci pouvoir defoo lenn lu dul di kekkontoo ak say moromi doom wallaahi kasara ñeel na la ak képp ku lay dooleel Macky yaa bon. waaye gàcce ngaalaama sénégalais yi ndax ci cagnotte bi maa fi ak kàcci lancé ngir jàppale capitaine Touré ci ay waxtu yu néew dajaleel nañ ko salaire u ñaari at ne ko lii ñun askan wi ñoo la ko jox comme ndàmpaay yi kon Macky Sall bu xaru dagonoon dangay gasab kan suul sa bopp ndax peuple sénégalais suur nañu la jéppi nañu la nawloowuñ la war nañ la ni lépp lu la naqari yow Macky Sall loolee neex nañu. kon tax seetlu bi tey loolu la woon ñu leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.